vraiment nekk na loo xamante ne si lu ñu yombalal suñu liggéey la ci xeex bi que vraiment gars yi di takk masque yeeg yu mel noonu surtout au niveau des lieux publics. population yi nag bon vraiment kenn ku si nekk aussi yaa war a jël conscience yaa war a xam ne lii bu ma ko jëlee mën na indi lor sama nawle wala mën na indi lor sama biir kër nga jéem a fexe ba takk sa masque ba raxas sa loxo. lim bi nga xam ne day faral di yokk tax na itam jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew jëlaat weneen ab dogal daal di rek aaye yenn ci ay barab yoo xamante ni dañ fay faral di am ay xew-xew caada mu mel ni nag ca Petite Côte ba ñu yëngu ci wàllu waa gisee wuñu noonu ndax jàpp nañ ne koppar yi nga xam ne dañ ko ñàkk dafa bari ba tax itam bu fekkee tëj képp dong la nañu tëj jaba yi ak itam école yi. Abdourahmane Diallo diwaan bu Mbour. gérant boîte de nuit ay organisateur spectacle ñoom ñëpp ñu daal di ñaawlu dogal yu bees yi nga xam ne joorin bu yor wàllum biir réew mi jël na ko ngir xeex mbas mi. donc gis nañu immigration bi xaw na sonal Sénégal yëpp rawatina fii nga xam ne mooy Petite Côte bi jeunes yëpp dem nañ presque ci gaal gi yu ci bëri dee nañ ci donc lu leen ko yóbbee leen la rek parce que ñàkk liggéey amuñu liggéey donc bu ñu xëyaatee un bon jour tegaluñu solution non seulement tegaluñu solution ba pare bëgg ñu terewaat activités yi nga xam ne moom la ñuy def day xaw a métti te aar ñi ciy yëngu dafa bëri salle de spectacle yi nga xam ne dañ koy tëj des milliers de personnes ñoo fay liggéey artistes yi aussi dafa am ñoo xam dañoo yaakaar ci ñoom. ñu yëngu ci wàllum aar bi nekkee ci Petite Côte bi di xamle ni ngir waajal Noël yooyu koppar yu bëri la ñu daal di génnee. fépp ci Sénégal am na ay activités yoo xam ne des millions la ci gars yi investir kan moo leen koy remboursé est-ce que monsieur le ministre yow yaay remboursé ñooñu est-ce que état bi moom mooy remboursé ñooñu artistes dañuy demee ak seen i propres moyens kon nañ leen dimbale nañ leen encouragé mais buñ ñu jéem a arrêté loo li nga xam ne moom la ñuy def parce que si la ñuy dund moom la ñu yaakaar. ñuy yokk di xamle ni mënuñoo nangu ñu daal di tëj boîte de nuit ak xeet gi ni mel ba noppi ñu bàyyi école yi ak marché yi. regroupement taxul corona toll fii mu toll parce que am na yenn regroupement yenn rassemblement yoo xam ne mu ngi am ñu ciy dëgg seen tànk waxuñu ci donc pourquoi ñu bëgg ay salles yu 300 personnes 500 personnes ñu bëgg leen arrêté ne leen doo leen liggéey alors que y a des milliers de personnes yoo xam ne ñu ngi regroupé wu fu nekk ci marché yi ak feneen même école yi déjà décret bi ministre bi signé waxul dara ci école te pourtant école yi loolu rassemblement la. artistes yooyu gérant boîte de nuit ak promoteur de spectacle yu nekkee ci Mbour ak li ko wër ñuy ñaax nguur gi mu dellu ginnaaw ci dogal bii mu jël. Abdourahmane ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ñaax nguur bu Sénégal di artisan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Cap Skirring ndax li ñu xam ne moom moo di li ñuy dund jamono yi nag ay jafe-jafe képp dong la am na ci ñenn ci ñoom ñoo xamante ni ngir ñu gis ci client jafe-jafe la tëj nañ seen i ay barab ndax itam koppar yañ ca yaakaaroon mënati saa jot ki nga xam ne moom moo di Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ca wowule diwaan ñu seetaan reportage. artisanal bu amul benn client ba tax na bari na ay cantines yu daal di tëj. bii le artisan moom taamu ñëw liggéey waaye nag ndax ñàkk client yi leen di seet si dafay obligé bis bu ne di fëgg ay objet d'aaram ngir wàññi poussière bi tey xaarandi ay clients yu wóorul benn yoon soxna si moom ngir bañ a toog kër ga tey teg la ay loxoom moom it bis bu ne mu xëy si fii si place am waaye nag bis bu ne suy wàcc ay loxo nen lay ñibbee. da ngay xëy rek dund yaakaar nga ñëw ubbi xaar yàlla bu demee ba mu guddi nga tëj. nga ñibbi bu suba anku nga ñëw ubbi ñun de ci dund yaakaar la ñu nekk nii la ñuy def ba semaine bi jeex na waaye ñun du ñu taay du ñu def dara ñun de ñu ngi ubbi ñuy jaay dara balaa nga jaay dara kay balaa nga jaay dara nga gis client waaye gisuñu client nooy jaayee. bii la situation yàgg lool Cap Skirring ndaxte mu ngi am mat na léegi ay weer yu bari daanaka mu ngi mel ni jeexagul ndaxte saison touristique bu ñëpp doon xaarandi bii la weer daanaka ren gii mënatul ubbi lu ni mel doon ab ñaxare ci artisan yu nekk ci dëkk touristique bii di Cap Skirring. ñu daal di gën dogal amal ndaje gu yaatu ngir ñaan lu ni mel chef de l'état Macky Sall. lu ñuy ñaan bëgg mu dimbali ñu si mu defal ñu ko ndax yaakaaruñu si kenn moom lañ ci yaakaar li tax ñu yaakaar ko si booy moom mooy njiitu réew mi ñu di ko fàttali nag ne am nañ njabootam gu nekk fii te artisanal bi xam nañ ne fi mu toll nii tembe hôtel yëpp tëj na benn hôtel tijjiwul te ñun Cap Skirring dañuy liggéey 6 mois pour dunde at. ndax suñu saison ci 6 mois la yem kon buñ ci boolee toog presque at liggéeyuñu defuñu dara te amuñu fenn fuñ koy yaakaare lu dul ci tourisme moo tax artisan yëpp daje ñu war a ñaan président ci ndimbalam lépp loo xam ne maanaam mi ngi ko doon def mu yokk ko. am na sax ay artisan yu nekk ci village artisanal bu Cap Skirring yu découragé lool wala bokk ñàkk lépp luy espoir ba tax na ñu jël décision. tëj seen barab te dootuñu ko ubbiwaat wala sax ñu jaay ko laata ñoo bay bii le métier
te defe ji leneen. jërëjëf Boubacar cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci leneen lu ñeel languk politique bi nag mu mel ni di ndéeg ville bu Ndakaaru Pikine Guédiawaye Rufisque Thiès jàpp fa nga xam ne moom moo di Tëngéej nag ki nga xam ne moom moo di jëriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale nag lu ni mel gisee waaye gis-gis boobee nag Ababacar Mbaye giseewul mbir mu ni mel ndax jàpp na ne mbiru politicienne la ñu lal ci woowule mbir ba tax itam capitale bu Sénégal dafa war a daal di càmmonteeg li nga xam ne moom moo di statut kooke moom moo nekkoon ganuk info du matin ñu seetaan. li mu wax tegu ko fenn je pense que moom am na fu mu jaar te xaaruñu woon ci moom lii moom am na fu mu jaar parce que maire la woon ci politique ñu xeex ko ba yàq territoire wàññi ko dogaat ko je pense que li ñu doon xaar ci moom mooy warul ñëw taxaw ne dëkk bu mel na Dakar amul utilité Dakar collectivité locale la mooy capitale Sénégal et Dakar instrument d'équilibre la ndax fi àdduna toll. tey boo demee dëkk bu mel na France tey Île-de-France am na fa la région Île-de-France am na mairie de Paris am na te yëpp ay opposition ñoo ko gérer am na ay communautaires am na la métropole du Grand Paris ñëpp ñu ngi liggéey seen liggéey kenn dëggaatul sa morom je pense que fi àdduna toll tey am na dëkk yoo xamante ne dëkk bu mel na New York am na identité am dëkk bu mel na Marrakech am na identité tey Londres la ñu gën a xam ko Royaume-Uni am na dëkk yoo xam ne ñu ëpp PIB seen dëkk donc on est à l'ère des grandes métropoles on est à l'ère des grands ensembles weesu nañu àdduna fu ñuy atomiser les côtés di tojaat ba nga xamante ne ay petite administration ngay am du ñu mën a investir du ñu mën a liggéey et là c'est encore plus parce que fi jamono toll Sénégal lu mu toll mooy lu ñu am as tuut ñu dajale ko ba investir ba ñu traverser crise bi kon nag jamonoy politique te lii politique mu wax lal Chérif Dia moom moo tàttaan yooyu le kàddu ñu wax ci leneen mu ñeel waayub njaayum gerte bi nag mu mel ni yenn ci ay barab yoo xamante ni ñu ngi fay teg mbir mu ni mel la fa nekk ci ay gerte bari na ba tax itam sénégalais yi nga xam ne lëkkaloo nañ ak yenn ci ay chinois nag di sàkku ci nguur bu Sénégal mënut si pexe ci mbir mu ni mel Ibrahima Diame Fally Gaye Sangil jaar Sing Sing ba ci Dingiraay centre de collecte yi nga xamante ne étranger chinois yi ñoo ko moom nag fees nañu del ak ay saaku gerte ay tonnes lañu gis ci bërëb yi kenn exporté gu leen loolu nag mu jaaxal lool ñi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañu di liggéey ak chinois yi. gerte gi fees na ci usines yi te mënul dem. loolu mooy suñ problème nit ki doo ko oo sa réew muy gan usine boo dugg lu mu dee jënd na 3 milliards ci gerte stocké ko. magasin yi fees na ñu ngi ko bâché ci naaj bi c'est pas normal nañ joxe conteneurs yi décanté situation conteneurs yi. chinois yëpp tëj nañ seen usine taxaw xaar benn chinois yéen gis ngeen ko. situation bi nag daal dinay am njeexital ci saa si ci njëgu kilo gerte gi nga xamante ne demoon na bi weesu 300 francs CFA loolu nag béykat yi di koy naqarlu lool. kii mu ngi jëndee 300 Sonacos nekk ci juróom fukk yokkal ko fukki dërëm béykat bi mën cee jëriñu. waaye doole béykat bi néew doole béykat bi nga xam ne amul fu mu waxee amul kenn ku ko taxawal nga ne moom lay wàññi la mu am. dem dimbale Sonacos loolu ànduñu ci ëllëg. loolee mu tàmbali di jur nag tax na paysan ànd ak ñii di opérateur yi liggéey ak chinois yi daal di interpeller kii di njiitu réew mi ndax mu réagir décanter situation bi conteneur yi mën a dem. booy jënd te mayuñ la foo yóbboo ngay stocké rek bu yàggee nga taxaw lii moo leen taxawloo béykat yi taxawloo réew mi ñu bëgg réew mi borom réew mi wax ci ministre de l'agriculture wax ci képp ku ci am kaddu nga wax ci. nañ tijji frontières yi. conteneurs yi ñëw gerte gi ñu jël seen alal jënd ko mu dem parce que ay gan lañ jaaxle nañ te ñoom duñ taxawee ñëppay taxaw la preuve est là Dingiraay machine yëpp fay na. muy ci Dingiraay muy Sangil ay téeméeri ndaw muy góor muy jigéen lañ fi fekk ñuy daan seen doole ci centre chinois yi le ñu ne nag ñu ngi ci doon gis seen bopp bu baax a baax waaye fi mu nekk ni le déception moo leen daal di dab ndax ni nga xamante ne opération d'exportation yi daanaka lépp a taxaw. ñeneen ñu ñaxtu am itam ay bëgg-bëgg di kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb càmmkat yi li ñuy sàkk moom moo di ab assise de l'élevage ndax jàpp nañ ne lu ni mel bu sottee dina daal di saafaraal jafe-jafe yi nga xam ne baykat yi ak càmmkat yi dañ koy faral di jànkonteel ñu nga woon ca diwaan bu Mbirkilaan Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. jafe-jafe yi ñuy faral di nemmeeku ci diggante baykat ak càmmkat ba muy faral di jur ay faat bakkan moo tax jamono ji ñu sàkku nag ci njiitu réew mi mu yor ci loxoom. gis ngeen burki démb am na bakkan bu wedd ci bu wodd ci département de Malem Hodar am na aussi département de Fatick bu Mbar département de Mbour rek lu mutul 2 fukki fan
am na fa ñetti xeex ba ñeent ci ay gaañan am na ci ay localité yoo xam ne ñoom ñooy créer seen loi bopp di tracer loo xam ne lii état moo ko waroon a def ñu wax nit du fi ñëw da ngay def nit da ngay def laleete loolu yaakaar nañu état da cee war a xalaat rek la loolu mooy gis ngeen tey ni ñuy partager suuf si te loolu bu continuer mun nañu wax lan mooy avenir sàmmkat fii ci Sénégal ñu wax ko ñu bañ koo wax éleveurs yi dañoo am ay jafe-jafe te loolu nag bu ñu ko seetaanee musiba naaru la ci réew mu mel ne Sénégal. ngir saafara lu nu mel nag faw ñu amal ay assises de l'élevage teg ci code pastoral bi nga xam ne xaatimoon nañ ko ci atum 2015 ñu wote ko. ñun amuñu sécurité ci Sénégal amuñu benn sécurité loolu moo tax code pastoral bi fokk mu am parce que lii yëpp mu ngi ci biir code pastoral bi su amee daañu xam ne fu ñu war a jéggee. waaye nag dafa am ay galgal yi mooy am na ñoo xam ne code pastoral bi arrangé wu leen les agro business les hommes d'affaires ñu dugg ci affaire mbéy ak càmm. mbir kilaan nag la ñu daje woon ñoom mbootaayu kuréelu éleveurs yi nekk ci Sénégal doon masawu sàmmkat bi nga xam ne ñàkkoon na lu tolloog 24 ay juróom te ab oto camion faatoon leen ci kaw tali bi ci fan yi ñu génn waaye lu ni mel nag ñi ngi sàkku yoon def liggéeyam waaye ba léegi de gisuñ ci dara. ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy faral di nekk ci gox yi maanaam ñi nga xam ne ay ASC lañu nag war nañoo sóobu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di mbay mi comme ni ko ASC Jam Bugum bu Ñaaxar defee lu ni mel nag gis-gisu directeur sous-régional bu Fonds international de développement agricole la ndax jàpp na ne lu ni mel dina saafaraal ndóol ba ci sax mbëkk mi nga xam ne ndaw yi faral nañ ko di ko def jamono yi. Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. international de développement agricole nag di FIDA ñoom ñoo ñëwoon ci Ñaaxaar ngir rek xool liggéey bi nga xam ni moom la association Jam Bugum di def association boobee nag ñuy fàttali ne ci mbayum dugub la ñuy yëngatu ay at yu bëree ngi nii nag dañoo amoon ci financement wu waa FIDA mu jaarale ko ci projet d'appui aux filières agricoles di PAFA résultat yi ñu gis nag ci terrain bi ñu ni doy na leen ba tax na kii di directeur sous-régional bu FIDA di wax ne association sportive culturelle yi nekkee ci Sénégal dañoo war a dugal seen loxo bu baax a baax ci mbay mi. Je pense que vu les milliers Sénégal gis naa ni bëri na ay junni ASC man nag dama jàpp ne ndaw yooyu war nañ leen gën a pousse ñu dugg ci mbay mi ndaxte loolu mooy tax ñu mën a toog ci seen ay dëkk te loolu moo leen mën a may xaalis ñu mën a gën a defar seen avenir. et enrichi. ci Ñaaxaar nag buñ sukkandikoo ci waa association Jam Bugum gi ni fa mbayum dugub gi amee doole ci at yi moo tax ba fii mu ne sax daanaka chômage gi dafa wàññeeku bu baax a baax. dañu développé lu ñu wax concept emploi création d'emploi fii te foofu. pour nga def ko il faut nga mën a intéresser les jeunes il faut nga mën a allier sport ak développement identifier ay secteurs yoo xam ne nit ñi mën nañ ci liggéey. buñ sukkandikoo nag ci député français bi nga xam Sénégal mooy cosaanam mu ni nguur gi dafa war a teg ab loi boo xam ni day gën a protéger tool yi nga xam ni moom la ndaw yi di bay. je pense que tamit il faut avoir un regard pour jàppale les producteurs maraîchers. Tu ne peux pas demander à ce qu'une agriculture soit rentable et qu'une agriculture qu'on ait une agriculture autosuffisante si la question du foncier n'est pas réglée, la question de la protection des terres agricoles. Je crois que c'est important. C'est aussi un facteur déterminant pour que les agriculteurs puissent continuer sereinement leur activité. Association Jam Bugum nag ñu ren ji bay nañu lu tolloog 524 hectares ci dugub te itam ay hectares yu bëri bay nañ ko ci ceeb. ñu wax ci leneen mu mel ne nag étudiants yu URSF sciences juridiques ak itam politique yu université Gaston Berger ba nga xam ne moom moo nekk ca Ndar Géej amalaat nañ seenam ndaje wi nga xam ne dañ koy faral di def at bu yàlla sàkk ca wow leen ndaje itam ña fa teew bari na waxtaane nañ ci lépp lu soxal wàllu koom ak itam politique ci mim réew ki nga xam ne moom moo di docteur Cheikh Tidiane Dieye ak itam docteur Abdourahmane Diouf ku ci nekk yéy na ci yàbbi Ousseynou Diop ak Habib Seck. Gaston Berger bu Ndar amal bi lay waxtaan ci nan la ñu war a gën a mën a yore réew mi waxtaanee li ñu nemmeeku jamono jile di opposition bi di dugg ci biir gouvernement bi ci kàddu docteur Cheikh Tidiane Dieye bi doon amal benn ci conférence yi loolu du mooy liy doxal démocratie réew ndax teguwul benn yoon ci soxla askan wi. ñi ñu fal ak ñi nga xam ne faluñu leen woon waaye dañu fexe ba dugalaat leen ñu ne déggoo nañu waaye muy déggoo boo xam ne ci seen i intérêt bopp képp la yem ñu ne boobu doxalin du bi gën ci wàllu démocratie Sénégal. ci assises nationales yi ak lañ ci tënkoon sax mu jàpp ni loolee dañ ko war a dekkal ngir ñu mën a xam kenn ku ne lan mooy sorol waaye tamit gën a doxal démocratie réewum Sénégal. valeur partagée nag dañu jàpp ni assise nationale waxoon na ko ni Sénégal fan la war a jëm naka lañ fa war a demee yan valeur mooy mbaax yi nga xam ne bàyyi nañ ko fi ci ngor ci jub ci ñoŋal alalu askan wi ba nga xam ne ñëpp danañ gis ci seen bopp ci réew mi ci loolu la ñu war a déggoo waaye warul nekk déggoo boo xam ni intérêt wu ñi nga xam ne ñooy politique la. ci jamono jii mu ni corruption bi dafa bare
te Sénégal bu fekkee ni bëgg na def ay jéego force loolee mu jëli ko fi kaddu yu nu mel itam la ndaw yi nekk ci UFR science juridique ak politique xamle. ba pare def ko ci loo xam ne nii dinañ fa jëlee guerre parce que dafa bari te guerre mooy indi corruption politique ba nga mën a jëndi ay nit dugal leen ci yow fekk gëmuñu li ngay doxal loolu lañ jàpp ni bu ñu bëggee avancer réew mi gën a dëgër il faut que ñu changer yooyu. il est temps aussi tamit que patriotisme bi rejaillira et que citoyenneté bi dëgg-dëgg am nga xam ni dina gën a favoriser dëkk bi mën nekk ci yoonu. Abdourahmane Diouf bi nga xamante ni bokkoon na ci conférencier yi ci gis-gisam Sénégal dafa war a jóge ci réewum démocratie de concurrence jëm ci démocratie de concordance maanaam élection yu nekk bu ñu paree li ñu duppee ay ministère ko war a teg ci pourcentage yu candidat bu nekk ki gagné ci gouvernement bi muy teg nommé ay ministre am waaye opposition bi itam nommé seen ay ministre jërëjëf Ousseynou cant ak ngërëm ñaanal la mbokk yi maa ngi leen ko doon junju ca diwaan bu Côte d'Ivoire nag Alassane Dramane Ouattara daal dinay waataat ca bopp réew ma lu ni mel nag ci teewaayug njiitum réew yu bari ba ci sax ki nga xam ne moom moo jiite suñu réew di président Macky Sall moom muy li nag waataat ngir rek daal di jiite waat réew bu Côte d'Ivoire xibaar boobee daañ ci dikkaat ci su yeneen jotaayu xibaar. ñu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu tàggat yaram Gérard Houllier nag nekkoon sélectionneur des Bleus ak itam entraîneur bu Liverpool ba ci sax Paris Saint-Germain nag daal dinay génn àddina ginnaaw bi mu làkkee lu tollook juróom-ñaar fukki at ak ñett daañ ci ñëwaat leneen itam ñu wax ko mu ñeel wàllu tàggat yaram ba tey mu mel ni nag tirage bu Ligue des champions nag daal dinañ koy fësal jàppale ne Paris Saint-Germain dina rek daal di dajawaat ak Barcelone ci 8e de finale bi keneen koo xamante ni dina dajewaat di Chelsea ak itam Atlético dañuy ñëw ci yaatal li ak Mamadou Ndiaye. au sort bu 8e de finale Ligue des champions bi ñu fas yéene ci seetlu ab choc bi nga xamante ni moo dox ci diggante Paris Saint-Germain ak FC Barcelone mu nar a nekk 8e de finale bu ñëpp di xaar gannaaw ba Paris Saint-Germain jaar ci match de poule bu amoon jafe-jafe ngir qualifié. waa FC Barcelone ñoom tamit donte seen saison bi nekk na saison bu metti mu nar a nekk 8e de finale bu ñu fas yéene xaar ci diggante Barcelone ak Paris Saint-Germain mu nar a nekk retrouvaille boo xamante ni fas yéene na am ci diggante kii di Neymar ak Messi gannaaw ba Neymar message bu am solo bi nga xamante ni waxoon na ko ngir woo kii di Lionel Messi mu ñëw daal di rejoindre ci Paris Saint-Germain ci saison bii ñu jëm ñu fas yéene xalaat ne Neymar ndax dina bokk ci match boobu gannaaw blessure bi nga xam ne am na ko démb ci seen diggante ak Lyon. mu nar a nekk blessure bu xaw a jafe ndaxte mi ngi ko am ci cheville bi yeneen match yi ci 8e de finale bi nga xam ne ñu seetlu ci diggante Chelsea mi nga xam ne dafa fas yéene jàkkaarloog Atlético Madrid Manchester City fas yéene janoog ñii di Borussia Mönchengladbach Bayern Munich fas yéene jàkkaarloog Lazio de Rome Chelsea Atlético Madrid Liverpool Leipzig Juventus fas yéene jàkkaarloog Porto Dortmund fas yéene dajeek ñii di waa Séville Real Madrid fas yéene dajeek ñii di waa Atlanta de Bergame 8e de finale nag ñu ngi ko jàpp ci le 16 17 23 24 février bii ñu jëm match retour yi ñu ngi ko jàpp ci weeru mars ci diggante 9 10 16 ak 17 mars mu nar a nekk 8e de finale yu am solo choc bi di fàttali ni fas yéene jàkkaarloo ci diggante Paris Saint-Germain ak ñii di waa FC Barcelone. weneen ab ponk ci les jotaayu xibaar di li yéen kaay yi xëy ni ki tey ji ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. chiré ngeen jëf wopp ji ëpp bopp yi moo ëbbale ràpp xët mu njëkk Soleil national ubbil journal bi mbas mi di coronavirus bi ak ñi mu ñëwaatee fan yi ci réew mi yéenekaay bi nee nañu moo waral kilifa yu réew mi jëlaat dogalub tàmbali waat doxal matuwaay di dispositif yi ñu tegoon ngir kar jàngoro ji ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mi demoon keroog samedi doon nemmeeku ci centre de traitement yi ci réew mi moo ko wax yéenekaay bi nañu fa la xam lee ne centre yi nga xam ne dañ leen a tegandi woon ndax gis ne feebar bi ma nga doon dellu gannaaw centre yooyee ginnaaw wopp si mi ngi ñëwaat danañu tàmbali waat di liggéey feebar bi ak li mu liggéey ci réew mi Soleil national nañu bokk na ci diwaan yu bari fii ci Sénégal nga xam ne ba ñu fa gëjee dégg feebar bi yàgg na déggaat nañu ko fa ci week-end bi ñu génn am nañu ay cas communautaire ca diwaanu Matam ca Fatick ca Ndar ca Kees ca Pout ca Tivaouane ca Daara Jolof ca Kaolack ca Kébémer ca Kokki ca Ourossogui ca Podor ca Touba ak ca diwaanu Mbour Source A nañu dégg na ñeenti nit yu faatu ci réew mi ci coronavirus bi ci diirub 48 heures dégg fi fukki cas garaaw ak juróom-ñaar dégg fi téeméeri cas corona ak juróom-ñett fukk ak ñaar yu yees dégg it ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr muy wax ne
mbir yeeg ni muy demee nii lu ñëw du ko bett coronavirus bi ak ni muy lawee ci réew mi la Sénégal nee nañu gouverneur bu Ndakaaru di Alassane Sall jug na ci ak ay mesure am li ñu seetlu moo di téeméeri cas corona yu am ci réew mi juróom fukki ñoo ngi Ndakaaru moo waral gouverneur Sall ak i gaayam bëgg a ñàkk dëkk bi maire bu Ross Béthio la Sénégal xamal nañu ne Covid 19 bi yóbbu na ko l'observateur nañu Amadou Bekay Diop la démb ci dimanche ji ca la faatoo ci hôpital Idrissa Pouye di CTO gawoon fa la faatoo bàyyi na ci ginnaawam ñetti doom yu jigéen ak benn bu góor mag def njëkk xam journal enquête nee nañu président Macky Sall foofee la toll neen mi ngi nas ay pexe ngir dellu si poste premier ministre bi mu fi jële woon yéenekaay bi moo bind loolee ba dolli ñu ci ne yëf yi bu doon am polo ñu ne Macky Sall perte na pet ba xalangu fast track gi mu bëggoon ci yëf yi ba taxoon mu jële fi poste premier ministre yéenekaay bi nee nañu yëf yi dafa gën a lajj pëcc xoo ak lambatoo gi ñu gis bés bu yàlla sàkk ci réew mi ak ni muy doxee doy na ci sëkk ab takk ñool ak xultook ñaxtu yi nga xamante ne ji am na ci réew mi dafa ñëw gën a dëggal loolee l'observateur xëy moom it ci mbiri Macky Sall ak it biccoog mbaalo bi nga xamante ne ji am na ci biir partem bii di APR te ba léegi kenn dégg ko ci moom Macky Sall pat la def mel ni ku ko yëgul bu ñu ko yëgee bu ñu ko yëgul journal Les Échos mi ngi ñuy xamal ne jëf ju ñaaw la def opposition bi ci dialogue politique bi mbiri yéenekaay bi nee nañu dafa meloon ne stratégie politique bu mu laloon waajaloon ko ba jekk lalal opposition bi ak ndëgg sërëx ñoom it ñu ñëw ñette daba ci ne kenn déggatul waxi dialogue politique bi dialogue bi dee na ca deeyu njëkk ya teg ci jamono ji nga xam ne acteur politique yi ñoo ngi doon daje doon dialogue tekete booba moom Macky Sall mi ngi négocier ci suuf ak Idrissa Seck moomee La Tribune bind na ne Macky Sall tuutal na ko ba mu ne tot su ne keroog ca ndaje mi ñu doon joxe prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne Macky Sall ba muy wax ci Idrissa Seck ba yegg ci moom li mu wax moo di daal Idrissa Seck moomee nga xamante ne ji ànd na ak moom fa mu ko teg mooy fi mu teg ñoom Aïssata Tall Sall ak ñoom Jean-Paul Diaz doomi Jean-Paul Diaz di Barthélémy Diaz mi ngi ci xët mu njëkk enquête yéenekaay moom la ñu invité woon démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média fa la xam le ne kàngam yi fara ci opposition bi ñoo ngi nas ay pexe ngir bokk booloo àndandoo taxawal coalition bu mag Madiambal Diagne di wax ci yéenekaay bi di Le Quotidien ci li mu tuddee altine Madiambal ne ak alliance bu amee ci diggante Sonko ak Khalifa Sall moo ca nar a perte Sud Quotidien nañu ak alliance politique yi ñuy ruumandaat ci réew mi su sottee élection locale yi ñu jëm ay élection yu ala dawme la nar a doon acte 3 décentralisation bi ñu bëgg a xóotal Le Quotidien nee nañu nar naa jur coow lu rëy ci ville yi ndax dégg nañu ministre collectivité territoriale di Omar Gueye mu wax ci làmmiñu boppam ne ci supprimer maanaam jële fii ville yu Ndakaaru Pikine Guédiawaye Rufisque ak Thiès ca la ñu jëm ñu dem ci Source A xooli fa xew-xewu jamono bu yéeme bu xew benn xale bu jigéen bu doon seet ku ko yóbbaale moo def auto stop benn borom oto ñëw gaare ci tànkam jël ko dugg ak moom ca forêt classée bu Mbaaw yéenekaay bi nee nañu fa la ko siifee maanaam da ko fa violé bëccëgu ndara kam fajar cuuy la ñu journal L'Observateur xëy yégge mbiri parental ba faatu ca crèche bi nga xam ne moo di la Cigogne Bleue benn xale la bu toll ci fukki weer ay parents ñoo ko yóbboon ca crèche ba fa la faatu autopsie bi ñu def ginnaaw bi résultat yaak la mu wax mi ngi ci biir journal bii di L'Observateur Libération xëy ñu indil ci xëtamu njëkk la nekk ca certificat de mort ba la ca nekk moo di xale bi dafa xëcc faatu fausse route alimentaire maanaam lekk gu ñu ko jox te jaarul fa mu war a jaar loolee moo ko xëcc ba mu jaar ca faatu. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen ab Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu yow ak Mairie Bey. ñoo ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi internet yi heure bu baax bi boo jeexalee ñu ñëw yaatal. jërëjëf xam naa ne tey li ngeen war a indi dina bokk ci panne bi nga xam ne Google panne na ko démb ak léegi soxal na ma soxal na keneen ak keneen foog naa ne dina bokk ci jotaay wi. soxal na internet yi surtout tey jii nga xamante ne ñu ci bari ay dépendant nañu léegi ci jamonoy numérique mais panne bu doy waar moo am diggante démb ak tey mais tey ci suba nag xaw na yëngal àddina fi mu ne nii ci kanam dinañ ci ñëw. jamono ni toll donc ku xëy ku nekk faaw nga yër li nga xam ne moom moo di internet mbokk yi fa la ñuy jaar yëkkati jotaay wi dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee tam ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen kenn dal ak jàmm jaa ngeen jëf. Je m'appelle Cheikh Kouyaté.
Cheikhou Kouyaté, international sénégalais. Je regarde Sport à la 1 sur la TFM chaque lundi.